nañ bépp matuwaay boo xamante ni war na ca wàllu woowee daal nañ koy jël ba mu mat sëkk ca hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène la boobu de centre traitement nekk ca Kanel mu mel ni nag jàngoro ji di coronavirus moom mu ëlëm loolu xelu askan wi ba lu bëri loo xamante ni daan nañ ko def jëm ci wàllu ko docteur defatuñu ko ñi nga xam ne ñoom ñoo di soxna yi nag xool seen ay wér-gu-yaram ak seen ay wér-gu-yaramu doom lu ni mel nag mu mel ni nemmeeku wuñ ko ca boobule gox ba tax rek ñi yëngu ci wàllu kër docteur di sàkku ci askan wi ñu daal di biral matuwaay yi nga xam ne rek doon nañ ko jël laata mbas mi di gën a si fii ci réew bu Sénégal daañu dem foofee fekk fa suñu ndaw di Ali Bandel ñaa li lépp tënk la mbokk yi bu ngeen taaxiloo tuuti ma dikk ñu faram fàcc. jërë ngeen jëf mbokku téléspectateur yu télévision Futurs Médias ñu nuyuwaat leen rafetlu ànd bi ak ñun xibaar yi daañu ko door ñu leen ko junjee woon ca bopp niki tey ji nag lu tollook juróom-ñeent fukk ak benn ci ay doomi aadama ñoom ñoo amee mbas mi fii ci réew bu Sénégal juróom-ñetti fukki ak juróom-ñaar ci ñoom nag di ay cas contact mu mel ni nag ñeent ñi am nañ bile mbas te xamuñu fan lañu ko jëlee bokk na ca gox ya ñu bàyyeekoo kenn ki ca Grand Médine kenn ki ca Tëngéej kenn ki ca Touba ka ca des itam kenn la ca diwaan bu Mbàkke dañuy teewlu ki nga xam ne rek moom moo yoroon kàddu bés bi di Marie Khemesse Ngom Ndiaye. ci junni ak téeméer ak juróom-ñett fukk test yi nga xamante ne réalisé nañ ko juróom-ñeent fukk yi ak benn dellu si nañu am doomu jàngoro ji ci yooyu mun nañu wax ne juróom-ñett fukk yi ak juróom-ñaar mooy li ñuy wax contact mooy yi nga xamante ne suñu bërëbu liggéeykaay ñoo koy saytu ñeent ci ñoom mooy ñuy wax ñu ngi jóge ci transmission communautaire ñu ngi ci diggante Grand Médine am na benn Rufisque am na benn Touba am na benn Mbacké itam am na benn ci malade yi nga xamante ne ñu ngi hospitalisé fukk ak ñeent bañ leen saytoo gisatuñ ci ñoom doomu jàngoro ji wër nañu am nañu ñeenti cas grave yu nga xamante ne ñu ngi leen di faj ci service réanimation yi ci l'hôpitalu Fann ak l'hôpital principal ñi nga xam ne ñoo tëdd foofu ci hôpital yeneen yi seen wér-gu-yaram mi ngi am tan ci bésu tey bii ñu natt ko ne am na ñaari weer bi nga xamante ne mbas mii ñu wax Covid-19 dugg na ci suñu réew ñu ngi toll ci junni ak téeméer ak fukk ak juróom yi nga xamante ne ñu ngi ànd ak doomu jàngoro ji ci yooyu itam ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñett kenn gisatul ci ñoom doomu jàngoro ji wër nañu juróom-ñeent génn nañ àddina benn delloo nañ ko ci dëkk bi mu jóge woon léegi ci ñi ñuy faj ñu ngi toll ci juróom-ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar. ñaari weer ci tey ginnaaw bi mbas mi ganese réew bu Sénégal dañuy desandi ci jàngoro ji di coronavirus dem ca ministère de la santé fekk fa suñu ndaw la nga xam ne moom moo ñu fa teewal Pape Fara ñu ngi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Cheikh Diop. lan lañ mën a jàpp ci ay xibaar yu bàyyeekoo ca ministère de la santé. liñ ci mën a jàpp daal mooy nemmeeku nañu test yi yaatu na bu baax a baax Cheikh ndax junni tegal na niñ ko nemmeeku woon fan yi juróom-ñeenti téeméer waaye nag cas communautaire yi ba léegi ñu ngi gën a am ñeent tey lañ ci am ci loolu mën nañoo jàpp tamit ne fii ci Sénégal malaat yi ñu ngi gën a bëri ndax juróom-ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar ñoom la ñuy faj loolu moo tax nag dégg ngeen tour à tour ñi nga xam ne ñoom ñoo yor mbir mi ku ci ne ñëw wax nañu nan la ñuy mën a def nag ba génne ay stratégie yu bees loolu nag docteur Marie Khemesse Ndiaye wax na ko maanaam recherche active maanaam fexe bépp bërëbu fajukaay bu ko defee rek ñu xool ñan ñoo fa am jàngoro joo xam ne niroon na ak lii di coronavirus maanaam ñi amee grippe ak li nu mel ñu daal leen testé ci loolu rek ngir mun a fexe ba kër docteur yi daal di mën a féex tamit tuuti dinañ def nag ay yoo xam ne maanaam isolement extra hospitalière maanaam isolement yoo xam ne dañ koy génne ñeneen ñoo xam ne dina leen jël ci yeneeni centre loolu wax nañ ko fii ci biir li nu mel leneen luñ ci mën a jàpp tey rek suñu jàppee ne boobu ba léegi 2 mars juróom-ñetti fukk ak juróom-benn la ñu am ci cas importé mu nekk 7,71%. ci cas communautaire yi am nañ téeméer
ak fukk ak juróom-ñaar loolu nag 10,49% lay doon cas contact suivi 912 maanaam juróom-ñeent téeméer ak fukk ak ñaar moom la ñu am boobu ba léegi mu nekk 81,79%. loolu nag waxtaanee nañ ko nu mu gën a yaatee ku mel ni professeur Seydi ñëw na wax ci wàllum paj mi maanaam li nga xam ne moom la hydroxychloroquine bi di def ak beneen garab bi nga xam ne azithromycine lañ koy wax moom tamit nan la mën a def jàpp na ne ñooñ ñoo gën a gaaw ci faj bi ndax bu ñu leen boolee rek juróom-ñetti fan ngay am nga daal di wër yeneen yi bu njëkk ba daan dem fukki fan ak ñett yenn saa yi fukki fan ak benn wala juróom-ñeenti fan kon ñi nga xam ne tamit teel nañoo wane seen bopp ñooñu dañuy teel a wër ci wàllu woowu loolu tamit jàpp nañ ci docteur Ablaye Bousso xam naa di ngeen ci ñëw test yi nga xam ne jot nañ ko fee def lu tolloog 17 787 Dakar rek moom li mu def daal nay toll maanaam ci wàllu contact toll nañ juróom-ñeenti téeméeri junni ak juróom-ñaar téeméer ak benn loolu daal jël nañ ko lal yi tamit dinañ ko gën a yaatal ñeenti téeméeri lal ci hangar yi bokk na ci fële ca base aérienne bu Thiès ak yeneen bërëb yu gën a mag yooyu yëpp dinañ ci gën a dellu si ni mu gën a yaatoo ndax ki yor tamit Institut Pasteur ñëw na ki nga xam ne tamit moo yor SAMU national ñëw nañ ñoom ñëpp tey ñu daal def xayma bu yaatu ndax gis nañ ne mbir yi benn ñaari fan ci weeru mars 190 la doon loon léegi nag ci diggante ñaari fan ci weeru avril njeexital bi 1024 daanaka laa leen dem affaire dafa mel ni dañ ko multiplier par 6 mu nekk loo xam ne doy waar ñu war a jël matuwaay rek li nu mel mu teel fee jógee bu ko defee ñaari fan yi ñu wax ci weeru juin balaa moo mot ñetti weer élèves yi di jàngi mbas mi daal di wàññeeku Cheikh loolu lañ fi gën a jàpp incha allah dinañ jël si waat yeneen xibaar ngoon ngeen ànd ak seen émission point corona guddi ak miroir Covid 19 ak Ibrahima Kane yaakaar naa loolu moo fi gënoon a fës. jërëjëf Pape Fara ñu ngi mu mel ni rek faram fàcc bi leer na ñu di la jaajëfal bu baax a baax te itam di rafetlu sa liggéey boobu ak léegi ca ministère de la santé ñu desandi ci yenn ci ay kàddu yi nga xam ne rek yaa ngi ko doon biral mu mel ni ñenn ci ay doomi aadama yoo xamante ni am nañ mbas mi fii ci réew bu Sénégal feeñul seen yaram wala boog sonalu leen lool nag dañ leen rek yóbbu ci yenn ci ay barab yoo xamante ni daañu mën a saytu bu baax a baax seen i ay wér-gu-yaram fu ci mel ni hangar bu pèlerin bi nga xam ne rek moom moo nekk fii ci aéroport bu Léopold Sédar Senghor ak itam base aérienne ba nga xam ne moom moo nekk ca Thiès centre bu armée ba nga xam ne moom moo nekk ca Guéro tënk loole yëpp dañ ci ñëw ak ki nga xam ne moom moo di docteur Abdoulaye Bousso. parce que du Covid rek mbas bi rek moo am ci Sénégal am na yeneen feebar yu fi nekk te ñooñu il faut ñu faju donc loolu tax na ba am nañ ndigal si suñu njiit ministre de la santé pour ñu xool feneen foo xam ne du hôpital war nañ fa mën a faj nit yi donc loolu gis nañ ci am na aéroport bu Léopold Sédar Senghor foofu am na benn hangar boo xam ne njiit réew bi président Macky Sall jox nañu ndigal pour ñu def ko installé nañ ko ba pare. L'armée aussi jox nañu ñaari bërëb yoo xam ne dañ koy jël mooy seen centre bu nekk centre d'entraînement bi nekk Thiès ak benn centre boo xam ne mi ngi ca Guéréo foofu dinañ fa mën a aussi jël en charge nit yi li ñu mën a dalal xel yi rek mooy centre yooyu nañ fa jël nit yi nu mu waree donc dinañ fa yóbbu ay docteur dañ fa yóbbu ambulance teg fa donc foofu ñi nga xam ne feebar bi daanu leen am na ñoo xam ne am nañu jàngoro bi mais amuñu benn mandarga seen yaram wala ñi nga xam ne mandarga bi néew na ñooñu lañ fa bëgg a yóbbu ba nga xam ne suñu l'hôpital yi dañ fay yóbbu ñi nga xam ne ñoo gën a sonn donc loolu dinañu dimbali lu baax te bu ñu xaymaa li ñu fa am ci lal am nañu ñeenti téeméeri lal foofu donc loolu di nekk loo xam ne dina am solo bu baax a baax donc. ca diwaan bu Thiès ab centre de traitement boo xamante ni amal nañu ko fa ngir rek daal di saytu limuk doomi aadama wala boog doomi aadama yi nga xam ne ñoo am mbas mi ca woowule diwaan barab boobee nag bépp matuwaay boo xamante ni dina mën a tax ña nekk ca kër docteur nag def seen ak liggéey ci anam ba mu waree nag def nañ ko fa suñu ndaw Cheikh Anta Diop ak Seylatir demoon nañ fa def fa ab gëstu ñu seetaan. fii ci hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès waa kër docteur yi ak ñi seen xam-xam màcc ci jàngoro ji di coronavirus ñoom ñëpp nag ñu ngi teewlu di xaar way feebar yi ñu indi leen ci centre bu bees bi ñu waajal fii ci hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès ngir képp ku am coronavirus ñu mën la fay faje centre de traitement des épidémies bu ñu sànc fii ci hôpital régional de Thiès pour faj kaaw Covid 19 yi nga xamante ne ak juróom ñett lal la am non ñetti lal yi nga xamante ne ñu ngi ko jagleel pour
malade yu xaw sonni am nañu personnel bi am nañu matériel bi mën nañ ko liggéey. docteur Malick Ndiaye di médecin chef bu région ne nag centre bi ñu dina baax lool ci waa région bu Thiès te it mi ngi dikk nag ci jamono yi jàngoro ji ni mu tëdd fii ci région bi. au lieu ñu jël maladie yóbbu Dakar nañu jël maladie di leen fajee fi ju dëkk lu tax Thiès ñu jël suñu matukaay man ak directeur bi ñu ne nañu def lépp pour ubbi fi ab centre vraiment ministère dimbali nañu waa ministère dimbali ñu ba centre bi ubbi na tey bu ñu jógee fii maladie dañ commencé jëlee maladie ji ci hôtel yi leen indi fii léegi ku ñu diagnostiqué Thiès Tivaouane Mbour ñoo dale fii hôpital régional Thiès faj nañ ne fi am na ay professeur yu bari yu fi nekk am na ay docteur am na ressources humaines bi nga xamee ne maladie Covid commencé na yeneen centre commencé na fees ñu ubbi centre bi bi nag muy centre 38 lits boo xam mën a jël 38 malades boo xam mën nañu ko yokk ba lu ëpp lu mat 60 lits. ginnaaw jumtukaay yi nga xamante ne teg nañu ko ak i pexe yi waa kër docteur yi ak préfet bi nee nañ seen xel dal na ba tax na centre bi de dina mën a dékku ñi nga xamante ne dinañ am jàngoro ji Thiès Tivaouane ba Mbour. Cheikh Anta Diop cant ak ngërëm ñeel na la mu mel ni mbokki chloroquine bi nag bu ñu ko boolee ak li nga xam ne moom moo di azithromycine bi nag mu mel ni li nga xam ne moom lay def wala boog pàcc bi muy pàcc li ma ko doomi aadama yi nga xam ne ñoom ñoo am jàngoro ji di coronavirus nag lu baax la mu mel ni nag ki ko xamle di professeur Seydi moom mooy chef bu service des maladies infectieuses bu hôpital bu Fann xamle na ne loolee bañ ko tàmbalee defal ñi nga xam ne ñoom ñoo di aji tawat yi ba tey mu mel ni ngëneel lañ ci gis dañuy teewlu ay kàddoom ak yeneen yoo xamante ni daal na koy toftal ci biir. gis nañ ne résultat yi soo amee joxe chloroquine moo gën a baax soo joxee chloroquine ak azithromycine moo gën a baax si lu mat ñetti 300 mooy ñetti junne defe naa xaw ma ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñaari nit bi ñu analyser effets secondaires yi. et loolu dafa am importance parce que feebar bu mel ni mënoo ko faj garab gi di indi lor loolu moom kenn du ko nangu 12 personnes ñoo ci am lu leen neexul 12 personnes yi amul kenn ku ci am lor bu rëy ñoom ñëpp bi ñu arrêté seen traitement wala ñu continuer ko même jeex lépp dëñ ci donc garab bi lu ñu mën a wax lu baax la te it supporté nañ ko waaye dafa laaj surveillance automédication waruñ ko jël gis nañ sax ñi nga xam ne teel nañ faju seen durée traitement mooy gën a gàtt ñooñu en général 8 jours mooy durée médiane de traitement su loolu passé faj bi nu mënta demee dina am ñoo xam ne duñ si sauvé ñooñu nag am na ñoo xam ne du hôpital am na ñu faatoo hôpital si réanimation waaye réanimation am na ñu fa wér it génn fa. mu nekkoon professeur Moussa Seydi ngeen doon taataan ay kàddoom ñu desandi ci bile mbas ba tey wax ci doxub nemmeeku bi nga xam ne ki nga xam ne moom lañ dénk wàllu wér-gu-yaram fii ci réew bu Sénégal di Abdoulaye Diouf Sarr amaloon na ko ca diwaan bu Kolda naka noonu itam ba mu fa demee di xam rek ne dina baral loxoom ci lépp lu ñeel nag mbas mile waaye itam di rafetlu bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ca waa kër docteur nag anam wa nga xam ne rek ñoom lañ téye aji tawat gi dañuy teewlu ay kàdduk Abdoulaye Diouf Sarr ci micro Abdoulaye Diallo. dañoo ñëw pour xool déjà dispositif bi nan la tëddee may féliciter gouverneur parce que moom moo yore comité régional di gérer les épidémies di féliciter le médecin chef de région le médecin chef de district yi les forces de défense et de sécurité képp koo xamante ne yaa ngi si jàpp parce que mbir mi mbiru ñëpp la di wax ne seetlu nañ vraiment que ne liggéey bi ñu ngi koy def ni mu waree fii si Kolda d'abord dans un premier temps Kolda daf doon jël les malades de Sédhiou léegi nii am na effectivement malades yoo xamante ne que de Vélingara lañ jógee actuellement fi may wax ak yéen 11 malades ñi ngi fi mais déjà wax nañ leen ñu augmenter la capacité parce que mbir mu mel nii boo koy gérer da nga koy gérer toujours en perspective moo tax augmentation boobu ñu ngi si may féliciter gouverneur di ko wax ne vraiment liggéey bi ma gis mu koy def nekk na liggéey bu am solo liggéey bu mucc ayib maa ngi koy encourager di ko féliciter au nom du président de la République et au nom du gouvernement. ca diwaan bu Palmarin nag mu mel ni ndaw ñi ak ñenn ci ñoo xamante ni rek ñoo nga ca dëkk boobee nag di ay autorité jamono yi nag ñoom manko doon wenn say ngir rek xeex jàngoro ji di coronavirus nag doon itam wawule diwaan laata rek nga fay jotee daañ la saytu waaye itam ay laaj ak tontu dox si digganteeg ñi nga xam ne ñoom ñooy wekk li nga xam ne moom moo di wowule gox dañuy teewlu reportage bi nga xam ne Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey def nañu ko.
boobule élément yembagul dañuy desandi ba tey mbokk yi ci bile mbas ki nga xam ne itam moom moo di jëriñ ji ñu dénk wàllu wér-gu-yaram fii ci réew bu Sénégal xam ngeen ne amaloon na ab doxu nemmeeku ca diwaan bu Tambacounda naka noonu itam muy rafetlu bu baax a baax ñi nga xam ne rek ñoom ñoo yëngu ca wàllu ko docteur nag biral bi nga xam ne ñu ngi koy biral pajum li nga xam ne moom moo di wile tawat waaye itam mbas mi naka noonu itam mu leen di gën a ñaax ngir rek ñu jël bépp matuwaay boo xamante ni war na ci wàllu wi dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Moussa Omar Gueye. may wax ne depuis suba laa jaar Ziguinchor jóge fa dem Kolda dem Sédhiou maa ngi nii ci Tamba ñëw bi nag ñëwul nemmeeku la nemmeeku xaw fu ñu toll mais aussi ñëw évaluation la pour xool lan la ñu war a gën a mën a def pour yokk mbir mi parce que nag mbir mi duñ ne léegi rek lay jeex da ngay jàpp ne jeexagul nga gemb bu baax taxaw pour lépp loo xamante ne war na rek nga taxawal ko pour dara bañ la bett moo tax ñu ñëw tey en tout cas li ma gis dal na xel maa ngi leen di encourager di leen dénkaat encore gouverneur parce que moom mooy piloter riposte bi fii si donc Tambacounda di ko defin boo xamante ne vraiment ñëpp kontaan nañ si may gërëm aussi les forces de défense et de sécurité parce que nag seen liggéey mais dafa am solo lool si riposte bi mën naa wax ne élément bu déterminant la mooy lu ñuy wax rek xam nga gestion pandémie moom du gestion sanitaire rek gestion globale la multisectorielle ñoom seen rôle def nañ ko si bu baax kulim jum maa ngi remercier ñëpp di gërëm ñëpp di saluer avec vraiment beaucoup de cœur la presse de ce pays parce que tey bu ñu tolloo fii gis nañ cet élan de discipline solidaire de la presse mën naa wax ne ça a été une presse très citoyenne bokk si lutte bi chaque jour mu joxe information bi joxe ko noo xamante ne du tiital population yi mais aussi joxe ko si dëgg ak si transparence maa ngi leen di féliciter di remercier bu baax. Monsieur le ministre, benn question soo ñu ko permettre professeur Pape Moussa Thior. ginnaaw boobu lay doxu nemmeeku ab doomu aadama boo xamante ni njort nañ ne dafa am jàngoro ji di coronavirus ca woowule diwaan li nga xam ne nag defal nañ ko ngir rek xam lu ni mel nag ñu ngi ko yóbbu ca kër docteur wa nga xam ne moom moo nekk ca diwaan bu Kolda woowule situation nag ñëw ginnaaw ba ñu amee ab cas communautaire ba ñu nemmeeku woon ca centre bu hémodialyse wa nga xam ne moom moo nekk ca woowule gox naka noonu itam lu ëpp wala bokk lu toll ci fukki nit ci ay doomi aadama nag jamono yi ñu ngi leen rek dandale itam di xool seen wàllu wérgu yaram daañ ci dikk itam suñu yeneen jotaayu xibaar nu mu gën a yaatoo daal di leen ko digtal sànq maa ngi leen koy junju ca diwaan bu Palmarin nag mu xam li nga xam ne ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndaw yi ak ñenn ci ay autorité nag jamono yi ñoom ñoo manko doon wenn say ngir rek xeex jàngoro ji di coronavirus ñoom ñooñee di xam ne rek ne jaaju nañ ngir jël bépp matuwaay woo xamante ni war na ci wàllu wi dañu teelu reportage bu Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey. surveillance bi nag mi ngi tàmbali ci buy dugg commune bu Palmarin ñaari semaine a ngi nii nag fajar gu jot ndaw yi nga xam ni ñoom ñoo bokk ci union pour le développement de Palmarin dañuy ñëw foofu taxaw fa teg nañ fa nag ab dispositif bu am solo raxasukaayu loxo ay thermoflash te itam képp kuy dugg Palmarin fi mu ne wala ngay génn dafa am ay questions yu ñu lay posé. waaw dëkk bi dugub bi ak géej bi bëri na. y a la pêche kon il faut que nit ñi dañuy jóge fu ne di ñëw di dugg te pourquoi pas ñu taxaw fii di arrêté nit ñi parce que bon l'état est grave foog ñu jël suñu mesure. personnel sanitaire bi itam ñoom fi mu ne desuñu ginnaaw dañoo gën a yokk seen dispositif contrôle bi nee ñu sax am na ñeenti nit ñoo xam ni dañ leen mettre en quarantaine foofee ca Palmarin ndaxte dañu demoon ci ay dëkk yoo xam ni feebar bi dafa jot a dugg ba pare. amaguñu cas peut-être que nit ñi ñoo xamante ni dañuy jóge woon foo xamante ni feebar baa ngi fa ñu ñëw fii ñu teel ñu ko signalé. on s'est déplacé avec de Mbacké keneen ki il vient de Thiès keneen ki Touba la jóge ñu ngi leen di suivre de près chaque jour damay xëy ñëw jël seen température. commune bu Palmarin nag dafa nekk gox boo xam ni quai de pêche bi nga xam ni moom moo gën a rëy ci région bu Fatick fa la nekk mu di Jifeer ay nit ñoo xam ne nag fu ne la ñuy jóge ci réew mi wala bitim réew ñoo fay faral di daje moo tax nag autorité municipale yu Palmarin yi ne fi mu ne dañu teg ab stratégie boo xam ni day tax ba feebar bi du dugg benn yoon ci seen dëkk boobee. mettre en place ce qu'on appelle un comité kuréel boobu war a saytu application mesures yu jël dañ ci am facilité boo seetee ni Palmarin placé woo
maanaam sa configuration yomb na contrôler da ngay am bunt pour dugg da nga am bunt pour génn mais bunt pour génn bi foofu mooy suñu jafe-jafe parce que benn côté géej gi la beneen côté bi dex wi la mbaalkat yi dañuy ñëw n'importe où mairie bi jël na ay motuwaay surtout la jeunesse qui s'est engagée. dem beeg dikk bi ci diggante Ili ak itam Jifeer dañ ko wàññi bu baax a baax piroguier yi ñu ci bëri dañ leen a wax jaratul ñuy def transport fluvial bi. Aminata Goudiaby cant ak ngërëm ñenn la xam ngeen ne mbas bi ginnaaw bi muy ganasee ak réew bu Sénégal ak léegi toll na ci ñaari weer ku moywul lii donc daal di ci fi fekk li nga xam ne moom moo di nawet bi te bu amee mu mel ni rek du jur li nga xam ne moom moo di saafara du samay kàddu ki nga xam ne di Mamina bu Camara ca diwaan bu rek Tambacounda suñu ndaw la nga xam ne moom moo fa nekk doon janoo ak moom naka noonu itam muy xam ne rek ne lii ba ñu ca àggee mu mel ni rek waxante gi nag dina mën a tax ñu daal di saafaraal lu ni mel dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Boubacar Diassi ak Lamine Mandian. prévision saisonnière yi donc léegi mu génn pour wane effectivement naka nawet war a tëddee ndax nawet bi dafay yéex a ñëw wala nawet bi dafay teel a ñëw ak lii donc si léegi il faut ngeen xam ne forcément dafay am impact influence si climat ni mu war a tëddee. parce que tey boo xoolee les photos satellites li amoon comme pollution yëpp wàcc na parce que kenn dawaltu oto usines yi doon fonctionner 100% defatuñu ko ñi doon embouteillage tey doo mën a daw Dakar Ziguinchor yëpp da ngay toog ba 22h mën a daw kenn defatu ko donc loolu dafa impacté ci climat bi donc c'est pourquoi xam ngeen déjà en mai déjà dafa war a commencer di wiis côté Kolda ak côté yeneen côté yi dem naa état bi am na xibaar yooyu pour mën a dans ces zones là ñu mën a gaaw en attendant que ñi nekk ci au nord du pays comme ay Ndar ay Matam ay Podor yooyu donc loolu dañu war a gaaw fii ci Casamance donc c'est pourquoi chef d'État Macky Sall envoyé na fii ay dund mais dañ ci jéem a xool parce que tey am na opération xamante ne si bu taw bi ñëwee rek day xaw a jafe ñaanuñu nag feebar bi nekk fi ba boobu dañ ñaan nag vraiment ci dimbal yàlla mbas bi daal ñu génn fii ci département bi génn ci région bi génn Sénégal génn ci àdduna bi yëpp pour mën a continuer liggéey bi. Boubacar Diassi Lamine Mandian ca diwaan bu Casamance ñu wax ci leneen di dogal yi nga xam ne préfet bu Ndakaaru daal dina koy jël ci tëjuk li nga xam ne moom moo di jàbba gi dañ ko ubbi ci lu ñeel yenn ci ay ñam yoo xamante ni askan wi dina ko mën a jëfandikoo lu mel ni altine ak alarba jàpp li nga xam ne moom moo di aljuma yeneen ni li nga xam ne moom moo di produit nag dañ ko ubbi ci li nga xam ne moom moo di di ak jeudi et képp li nga xam ne nag moom moo di jàbba yi dañ ko tëj ràpp niki gaawo jàpp dibeer lii leen nag di loo xamante ne ni préfet bu Ndakaaru ay dogal lu mu jël dañuy wax ci leneen nag ginnaaw gouverneur ba nga xam ne moom moo nekk ca diwaan bu Kaolack bu mu jëlee rek ñeel li nga xam ne rek moom moo di tëjuk jàbba yi bés bu yàlla sàkk bu ñaari waxtu jotee ci bëccëg mu mel nag kenn koo xamante ni moom moo yor kuréel wa nga xam ne ñuy ñaw ca la ñu bootu nag nekk ca diwaan bu Kaolack nag daal di jël ay kaakaam dem ca la nga xam ne moom moo di makkaanam dafa def lu ni mel suñu ay ndaw Ibrahima Diamé ak Fally Gueye fekk nañ ko fa def ak moom reportage ñu seet. Madame Anta Thiam Dieng couturière de formation la maanaam ci ñaw la yëngu mbas mi nag tax na mu toog këram waaye chôméwul depuis nag bi feebar bi léegi di coronavirus tàmbale di law gouverneur jël dogal di tëj marché central bu ñaari waxtu jotee dafa daal di rek toxal lii di atelier ci biir këram soobu nag ci confection maanaam ñaw masque. te 14h la ñu wax ne la ñu autorisé ñu tëj sunu entreprise yi comme yàlla dogal na suñu entreprise ci biir marché bi la nekk diggante 8h ba 14h mënuñ ci produire dara. ñu wàññi ci sunu matériel tuuti rek indi ko ci kër gi di ci liggéey. bés bu yàlla sàkk nag dana produire ay téeméeri masque ay masque de qualité yu nga xamante ne bu ñu sukkandikoo ci moom amul lenn lu ñuy ñee ci masque yi jógee bitim réew. masque yi dinañu produire minimum 600 masques ci 3 machines yi minimum 600 masques par jour te dañuy xëy 9h pause 14h julli. gontaat 15h ba 18h ñu wàcc
waaw parce que modèle masque chirurgical bi lañu pharmacien bi jox bi ñu joxee modèle bi ñu jox ko gis nga niñ koy liggéeyee dañ koy stériliser te masque chirurgical ndax masque yi ñaari tissu lañ boolante door koo ñaw. tey jii nag en tant qu'équipe am lenn rek la ñu ñaan kilifa yi nguur gi fi nekk maanaam lépp luy commande ci wàllu masque ci diwaan bi ñu jox leen ko. loxo rek lañ ñu teg ñu mën a servir Kaolack yëpp ba mu daj ba tuuti bi mooy ñu jox ñu commande yi d'abord ñu jox ñu commande yi suñ ñu joxee commande yi déjà sama espace bii nga gis am naa beneen espace bi comme salon yi ak salle yi kenn ñëwatut ñu def fa machine yi ñëw liggéey. fi mu toll nii nag daanaka coronavirus tax na secteur d'activité yépp jaxasoo bi ci résister kañ bokk na ci secteur couture moo tax ñu bari ci tailleur yi soppeeku nañ ñawkatu masque. ca diwaan bu Kanel ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ca wàllu kër docteur nag ñoom ñooy yëglu li ñu xamle bokk na ci li ñu doon nemmeeku ci askan wi ñu ñëwoon doon saytu seen wàllu wér-gu-yaram wala bokk seen wàllu wér-gu-yaramu njaboot defatuñu ko lu ñu jàpp ne nag moom moo waral lu ni mel di mbas mi nag daal di rek ëlëm seen xel ki nga xam ne moom moo di Ali Bandel Niang demoon na ci benn kër docteur seeti leen sekk waxtaan ak ñoom ñu seetaan. tiit ak njàqare bi nga xam ni coronavirus indi na ko ci biir réew mi mu ngi nekk di naxsaay programme bi ñu dippee PV ci misaal ci biir département bu Kanel jigéen ñi bañ nañu yóbbu seen doom yi ñu vacciner leen maanaam ñu ñàkk leen pexe bi ñu kilifa yi jëloon sax sëmb ay équipe mobile ngir ñu dugg ci gox-goxaat yi dañuy ñibbisi te du benn xale lañ leen di jox ngir ñu ñàkk ko mu waral woote wàllu médecin chef bi yore district sanitaire bu Kanel la. depuis ba épidémie bi commencé ba léegi. dañoo sentir une certaine réticence par rapport aux populations yi. on a une zone très vaste boo nga xam ni souvent dañ daan envoyer suñu équipe par rapport à la stratégie mobile et avancée donc on s'est rendu compte que vraiment population yi dañoo xaw a réticente parce que comme ni nga xamee ces derniers temps avec les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux du coup fu ñu dem rek population yi ñoom dañ ne ñett ñoom du ñàkk seen doom donc su loolu aussi ñu ngi si liggéey bu baax a baax avec les autorités avec les chefs de village pour que ñu sensibiliser askan bi. wax leen ni vaccination yi ñuy def dans les postes de santé ça n'a rien à voir avec l'épidémie du Covid-19. donc je pense que ak yooyu yëpp ñu amoon donc war ñu bàyyi ba tey di ko bàyyi parce que tout simplement y a des rumeurs par rapport ak Covid-19. vaccin yi fi nekkoon ñoo fi nekk ba tey déjà rumeurs yooyu ñuy wax ci Covid-19 déjà vaccin bi sax dañ koy dégg rek mais gisaguñ ko donc pour rassurer les populations yi que infirmiers yi daan vacciner démb ak tey ñoo fi nekk di vacciner ba tey. donc docteur yi nga xam également ñoo daan ñëw di vacciner seen doom ñoo fi nekk vacciner ba tey donc je pense que nekkul dañuy bàyyi ba tey di ñëw di leen indi li nga xam dañuy lor seeni askan. moo ne sax ba waxtu bu ñuy àddoo amagul benn cas coronavirus ci région bu Matam waaye benn ngi nii mu di conséquence tiital bi nga xamante ne askan wi tiital nañ leen ko bi jàngoro bi mbas mi duggee ci biir réew mi léegi muy xewee nag ci ab gox boo xam ni moo ne sax nag commencé woon nañu amee performance ci lu ñeel xeex ngir dakkal faatu gi jigéen ñi ak seen ay doom di faatu. Ali Bandel Niang cant ak ngërëm ñenn la mbokk yi ci fàttali xam ngeen nekk aayeek jëfandikoo mbuus yi nag broloon nañ ko ci ñaar fukki fan ci weeru avril bi nga xam ne génn nañ ko di ab dogal boo xamante ni jëloon nañu ko mu mel ni nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di autorité nag daal nañuy nangu ay mbuus nag ci ab lim bu takku loolee nag toll ci ay tonnes wala boog mu ëpp ko ab opération boo xamante ni amaloon nañu ko As Malick Diop ak Salif Sow ñoo fa nekkoon. wàcc bi ñu wàccoon ci terrain bi moo tax ba ñu jàpp lu bari lim bu takku ci wàllum mbuus yi nga xamante ni dañuy aaye ku ko jëfandikoo ci marché yi lañ dem ak ci li ñuy wax grande surface di ay supermarché ñaar ca ñoom ci capitale bi Sénégal di Ndakaaru. tey am na ci grande surface yoo xam ne boo fa duggee commencé nañ ko tàmbali waaye biñ toogee juróom-ñeenti fan ñu yónnee suñuy nit ñu wax ñu nañu ne ay la yéwén am na ñoo xam ne ba léegi duggaguñ ci tey nag ñu ne nañ dugg ci marché yi xool dugguñu woon sax pour jàpp dañ doon dugg pour xool ndax nit ñi respecté nañ ko waaye biñ duggee gis ne nit ñi respecté wuñ ko kuñ fekk nga yor produit ñu saisir ko ànd ceeg waa gendarmerie def nañ ay grande surface yu bëri ci Dakar ñin jàpp seen i produit ak ñi nga xam ne tey buñ déggee lii dañuy continuer di def buñ jàppee seen i produit nañ xam ne c'est des produits yoo xam ne c'est des produits prohibés. loi di yoon bi nga xamante ni dafay aaye léegi ñuy jëfandikoo ay mbuusu plastique dinañ ko saxal ci réew mi la ñu wax ngir loolu mën a nekk wàcc bi ñuy wàcc ci terrain bi dina bari lool ba képp koo xamante ni gis nañ la nga koy jaay ñu nangu ko ci yow bu koy aajowoo it ay daan ñu teg la ko. monsieur le ministre dafa wax gouverneur région yi
ne leen xam nañ ne tey kenn ku nekk yaa ngi xeex corona suñu lépp ci liñ ko jëmale waaye état day continuer di fonctionner moo tax bi loi bi entré en vigueur monsieur le ministre yónnee na bataaxal gouverneur région yëpp mu ne leen dafa bëgg kenn ku nekk ci xeex bi nga xeex corona boo ci amee pàcc boo xam ne war nga koo mën a jébbal plastique bi muy loo xam ni di nga ci ànd ak waa commerce ànd ceeg force de défense et de sécurité yi ànd ceeg service environnement pour ñu xool nan la ñuy visiter marché yi nan la ñuy visiter boutique yi nan la ñuy visiter képp koo xam ne da ngay jël plastique di ko dugal. jamono ji lu ñu nangu mooy mbuusu ndox wala mbuusu glace ndaxte nee ñu koor gee ko waral te it li nga xamante ni mooy coronavirus tamit am na lam ca def waaye képp koo xamante ni loola weesu nga ko yat bi dina dal sa kaw la wax lu bari yoon moom mi nga xamante ni mooy secrétaire général ministère environnement ak développement durable di Amadou Lamine Guissé. mbokk yi ca woowule élément dañuy jaar buur yi la jotaayu xibaar rédaction bi di leen jox dig daje daañu fi teewaat firi leen xibaar yi ci kàllaamay kocc 20h ci kàllaamay tubaab lu mooy loolee tam ñu bàyyi leen ngeen wéy ak suñu ay programme fi ci télévision Futur Média jërë ngeen jëf.